90 wala 88 628 28 28 ngeen mën a contribuer ci émission bi joxe seen ay suggestions participer itam ci différentes rubriques yi nga xamante ni moom la ñu fi nar a waxtaanee Aïcha bu baaxee Mouhamed mën nañu ko tàmbali ak Jeanne. Jeanne a ngi wax lu ne rek fi mu toog nii. nii. waaw mu ngi lay expliquer lu bëri. Aïcha kon. wax naa ak moom ci suuf. dégg na mbaa dégg na. choqué naa j'espère. Mohamed dégg nga. ah na ngi wax lu ne de. non dañu laaj ndax dégg nga. yaa ngi wax lu ne de kii de ngi wax lu ne. Aïcha kon mën nañ dem xooli incroyable mais vrai ak Jeanne. ah tiit naa de. Aïcha mi ñoomi ñaar. Voilà Nafissatou Dieye maa ngi ko doon annoncé tantôt ni que dañuy dem ba Tchad wala fi nga xam ne moo di Indonésie ñu daal di xool seen ay critères de beauté ci lan la basé wu vidéo yi bu noppee woon incha allah au niveau de la régie ñu dem xool ko daal dellu ci plateau bi. Au Tchad, il existe une coutume qui consiste à placer à l'intérieur de sa lèvre inférieure un plateau. Ce dernier, au début petit, est régulièrement remplacé par un plateau de plus en plus grand jusqu'à élargir complètement la lèvre du bas et déformer la bouche. Les Tchadiens pratiquent cette modification corporelle dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Les plateaux à lèvres peuvent même atteindre jusqu'à 30 cm de diamètre. Le résultat peut paraître effrayant au premier abord pour les Occidentaux et c'est compréhensible. Cependant, en Indonésie, la vision est tout autre. Cette modification du corps est un signe de beauté, d'appartenance à une tribu ou encore de haut statut social. Cette tradition existe d'ailleurs aussi dans d'autres pays tels que le Congo, le Burkina Faso ou encore le Nigeria. En parlant de l'Indonésie, dans certaines tribus, la forme des dents est un critère de beauté très important. Les femmes, pour être considérées comme belles, doivent absolument avoir des dents petites et pointues. Elles subissent alors un sciage de dents souvent douloureux pour obtenir cette dentition particulièrement prisée. Avoir des dents petites et pointues est également un symbole de statut social et depuis ñoo ko gisandoo Nafissatou Dieye mu mel ni rek bu ñii di def opération pour wàññi seen ay tuñ ñeneen ñi ñu ngi def tout leur possible pour yokk li nga xamante ne moo di seen i ay lèvres mu mel ni bu ñu demee ba cat rek dañ fa fekk boobulee ethnie nga xamante ne ñoom tant que lèvres yi demul ba toll ak 30 centimètres de diamètre ñoom du am lu leen neex parce que dañuy jël benn fer daal di koy placer ci li nga xamante ne moo di la lèvre inférieure de ce fait au fil du temps ñuy màgg dañuy changer li nga xamante ne moo di boobulee métal di jël forme lèvres yi ni mu gën a guddee rek noonu moo leen ci gën a loolu nag foofu lee ca Tchad may signaler ni que coutume la ci ñoom waaye bu fekkee ne ca Indonésie dafay daal day nekk rek li nga xamante ne c'est pour marquer la beauté de la femme ba tey foofu lee ca Indonésie ñoom itam am nañ li nga xamante ne moo di tailler seeni ay dents bu ñu koy tailler nag dafa am lu tax ndax nee nañu ay dents yu normal comme ñun yu ñu yor nii dafay daal day rek révéler li nga xamante ne moo di les ondes négatives c'est-à-dire day wane li nga xam ne moo di la colère ou la haine bi nga xamante ne moo nekk ci boobu les femmes di dem ak moom ba tax na rek buñ ko taillé ba mu mel ni ay dents wu animaux yi dafay daal day tax ñuy faire peur li nga xamante ne moo di ces animaux là bu nekkee dañuy dem ci àll bi di pratiquer li nga xamante ne moo di la chasse waaye tamit day dàq bépp onde positive bépp onde négative comme ni ma ko waxee woon léegi muy la haine ak la colère foofu la ca Indonésie. Bizarre bizarre xale yu góor yaa ngi rocc seen tuñ yi. fii sax yàgg nañoo gis ni que boo amul sacré yàlla peut-être mën nga dem ñu ubbil la say dents mais quand même tailler say dents ba mu sew ba mel ni ay dents wu segg wala ay dents wu animaux yi nga xam ne seen bëñ yi dafay sew peut-être pour bu ñu wala xaj. mais loolu quand même c'est un peu bizarre gi wane nañ ko ci vidéo bi fallait regarder la vidéo on l'a montré dañu jël benn métal bu fekkee MD mën nañu ko wanaat ñu xoolaat vidéo bi naka la ñuy tailler bëñ yooyu nga xamante ne. moom la MD wan ma loolu dimbalee ma loolu di tailler seen bëñ yi. wan ma xool taille crayon la wala. ñu doon ñuy tailler dañuy tëdd comme bu ñu lay def jam rek ci culture tukuleur pël bu ñuy jam seen signes yi seen gencives yi noonu la ñuy tëddee ñu jël métal bi di ko scier ba mu daal di jël forme triangle ba pare day ñaw moo nekk nii ah. di mel ni plate mooy métal bi ñuy jël dugal ko ci lèvre inférieure bi pour lèvre bi jël forme bi loolu mooy firndeel beauté ci Indonésie mais bu fekkee cat culture la depuis nga nekk xale ba depuis ngay màgg dañ la koy defal donc au fil du temps lii tuñ bi di gën a wadd di gën a yaatu ñoom loolu signe de beauté la ak dañuy wane ni que yow tamit da nga bokk ci benn famille bu puissante benn famille boo xam ne dañoo am kàddu ci dëkk bi. amee leen ko respecté rek. ku nekk moom ak sa culture ñu nangul loo ko rek.
parce que xam naa béti du dem fii. non béti du dem fii. béti yi muy bëgg yëpp xam naa ko. yow mi doo fa dem. non béti moom du fa dem. yi béti di bëgg yëpp xam naa ko. am na benn partie boo xam ne da ngay gis maire bi buy naan ndox day jël ubbi tuñ yi di xel li vidéo bi bu fekkee mën na ñëwaat buy naan ndox day ubbi tuñ bi ci suuf dugal pot bi dugal. génnewaat c'est un peu bizarre. mais am na ñoo xamante ne seen ay culture moom dafa doy waar voilà mu ngi noonu. ñu ngi leen di takk nii ñu mel nii. dañ leen di takk kay. dañ leen di takk gisoo verre bi nu muy naanee gisoo. tu as vu comme quoi que dëkk bu nekk rek ak ay croyances am dëkk bu nekk rek ak. li mu yëf yi àdduna sonal leen. tu as vu àdduna sonal leen yëpp ay critères de beauté la pour ñoom. yàlla baax na. waaw. merci beaucoup Jeanne. c'est moi Nafissatou Dieye. ma choqué de. parce que yi boo ko bëggee dajale di def leneen day metti de. leneen ko day metti de. mënoo ko dajal di def leen moo tax béyti xam naa yow doo leen fii. certainement am na ñuy laajte ay questions comme quoi que ñii est-ce que dinañ faral di visiter ndax yaa wax de. seen jëkkër yi dëgg la est-ce que dañ faral di visiter seen ay jëkkër wala truc du genre c'est un peu bizarre quand même mais peut-être bu ñu gënee def ay recherches dinañ xam naka la ñuy def ñoom ba mën a matale. am nañ beneen façon xëy na. waaw am nañ beneen façon. parce que ñii boo ko bëggee dajale ci ay fóon day metti de. dana fi ñëwaat incha allah wan ñoom naka la ñuy sëyee seen biir par exemple tout ça c'est intéressant et bon à savoir. Aïcha merci beaucoup Jeanne. On te retrouve demain incha allah. ci ba yeneen i yëf yu incroyable dans le monde. mën nañu enchaîner directement ak Khadim xooli tey carnet de référence bi kàlla. Aïcha sëñ Khadim qu'est-ce qu'on doit comprendre en 3 minutes. merci beaucoup Nafissatou comme ni ma ko annoncé léegi ci bi may nuyoo tey nag dañoo fas yéene dem fee ca Thiès benn dëkku ñaari gaal daal di fay dékk suñuy micro ñi nga xam ne tey jii ñoom la ñuy woowee aviculteur ñu amaloon benn taxaw seetlu amaloon ay ñaxtu yoo xam ne ci wàllum aliment bi nga xam ne tey jii yokk nañ ko ci ñu ñuy tuddee ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy yarum jannaaw gi ñooñu nag gannaaw bi nga xam ne tey jii am nañ ab njàmbat ak tamit li nga xam ne tey jii moom moo nekk naqarlu si ñooñee di jaay li nga xam ne tey jii moo nekk yile élément daal di nañuy yokk li nga xam ne tey ji moo nekk prix bi donc mën nañ jàpp ne sac bi doon jar sac bi nga xam ne tey ji moom mooy def 50 kilos daal di nay toll ci 14000 waaye loolu biñ ko demee ba yokk ko daal di nay toll léegi nii ci 17500 autant pour moi 14500 ba léegi mu ngi toll ci 17500 mën nañ jàpp ne nag loolu tamit mën na doon benn freinage boo xam ne tey ji dafay gàllankoor ñi nga xam ne tey ji dañuy yaru jul ndaxte soo xoolee li nga xam ne moo nekk bientôt léegi koor gi dugg si te suñu nee koor après dañuy jublu si li nga xam ne tey ji moom moo nekk wàllum korité te dañuy soxla li nga xam ne tey ji moom moo nekk wàllum ginaar ak tamit ak yi ndawal yu jëm noonu donc suñu grévé nag day doon li nga xam ne tey ji day métti lool si ñi nga xam ne tey ji ñoom ñooy yar jul gi donc su élément baax ñu daal leen koy dégtal te dikk daal di ñëw commenter. ñu yokk ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ginnaaw yokk bu njëkk bi nga xamante ne tolloon na ci ñetti téeméer jamono yi saaku aliment bi mu ngi jógee ñaari junneeg juróom-ñeenti téeméer jàpp ñetti junneeg juróomi téeméer mu nekk nag yokk gi nga xamante ne amul waxtaan. ñu xëy suba rek ci prix aliment bi yokk ci 1400 francs te yàggul trop yokkoon nañ ci 1500 francs saaku aliment bi. aliment bi dafa jógee 14500 dem 17500 loolu bu dee mi ngi continuer aviculteur yi ci boppam dinañu mujj tëj seen exploitation yi. suñu sukkandikoo ci jiite conseil national de la maison des éleveurs su moytuwulee ganaar dina manqué ci réew mi. te bu ñu duggee weeru koor ñëpp xam nañu ne yàpp bi dafay yokk te aussi tamit bu ñu egsee ci korité bi tamit nit ñi dañuy consommer bu baax ganaar yi kon bu aliment bi yokkoo loolu mën na juri ay jafe-jafe yoo xam ne yàpp bi dafay gën a yokk bu ñu yeggee ci korité bi mën na indi aussi ñu am ay jafe-jafe ci wàllu ganaar. lu weesu wàllu koom daanaka mbiru social la ndaxte daal lu ëpp juróom benn fukki junni nit ñu ngi yëngatu ci yarum ganaar gi. Aïcha Bouchra.
voilà comme ni ñu ko gisee noonu mën nañ jàpp ne tamit li nga xam ne tey jii moom moo nekk association des aviculteurs indépendants du Sénégal ñoom daal dinañ amal ñaxtu boobu ñaxtu bi nag li ko waral Mouhamed mooy ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy jaay aliments yi mu ngi tolloon ci 14500 waaye bi ñu demee ba léegi dañoo jékki-jékki rek daal di koy yokk te tàgguwuñ leen yëgaluñ leen mu nekk nag benn naqar boo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi koy naqarlu ndaxte mën nañ comprendre tamit ci biir mbir mi am na lu ci laxasu ndaxte soo xoolee li nga xam ne mooy 14500 ba dem ci 17500 c'est-à-dire prix bi nag ëpp na trop so te ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne tey jii lii jëmal réew mi kanam la